moom. wurtu fanaan moom ci ministère bi Macky Sall tamit wuru faa nekk. jërëjëf ma ñëw ci maître maître gis nga Pape Ndiaye daanaka posé na débat bi waaw ci te loolu mooy njàqare askan wi mais d'abord honorable li nga koy wax sànq ci programme sécuritaire bi état bi teg mais ñu gis aussi jamono ji ray yi est-ce que du problème comportement parce que aussi di nga gis ci biir kër yi ñuy rayante lan mooy pousser nit ñi ba ñu am àgg ci niveau d'agressivité boobu ba mu fas yéene mën a rey nit du doon dara ci ñoom aussi. jërëjëf Mass. da nga may rek ma masawu gannaaw sama naataango bi Mbàkke. ma masawoo ñi nga xam ni jéye bi nga xam ni wala drame bi nga xam ni am na Tivaouane te mu nekkoon lu mënoon a ñàkk nag am na. dinañ jaale njaboot yi nga xam ne ñoo lorule mais tamit dinañ demander à ce que les responsabilités soient situées de la façon la plus ferme jamono ji may wax ak yow tamit am na beneen drame bu am te mu concerne ay pêcheurs diggante Petite Côte bi ba Casamance wax nañ ne plus de 300 pêcheurs ñu ngi leen arrêté au niveau de la Guinée Conakry ñu jàppoon ne ay nit yu amul woon ay licence de pêche nañ ñenn ñu ci bëri ñu ngi leen jàpp arrêté seeni matériel saisi produits halieutiques yi nga xam nekkoon na seen biir embarcation ñu confisqué ko pour wax rek ne en réalité li ñuy dund metti na trop te ñu ci bari bañ defee enquête gis nañu ñu bari Mbuur nañ dëkk pas plus tard que ce matin sama xarit woona ma Abdou Aziz Ndène di ma wax ni gaal gi nga xam ne moom la bokkoon capitaine bi arrêté nañ ko autorité Guinée Conakry embarqué nañ ko yóbbu ko ñoom dañoo mujj rëcc ak seen gaal parce que dañoo jàpp ne bu ñu demee foofu dinañ leen toroxal dinañ leen torturer jamono jii may wax ak yow ñu ci bari ñu ngi ci ay tolof te gouvernement du Sénégal war na jël ay responsabilités dans les 24 heures qui suivent ñu fexe ba ñooñu bàyyi leen ñu delluwaat seen njaboot. te loolu bu leen mënee arrivé ci biir géej c'est parce que nos autorités étatiques ont failli à leur mission parce que bu ñu defoon en sorte ba géej gi ñu jox ko kaaraange gi mu am produits halieutiques yi ñu sécuriser leen ba nga xam ne dañ mën a reproduire. du ñu soxla bay outil licence de pêche ci yeneen i réew wala ñu leen ko fay demander alors que produit waroon na am seen i géej paradoxe bi ci nekk xam nga lan la mënuma comprendre ay bateau ñëw di xëccoo géeju Sénégal di ko piller say mool yi nga xam ne ñooy nappee fii mënuñoo am géeju Sénégal lu ñu mën a joxee dépense seen kër wala ñu mën a jëlee pour jox seen njaboot ba ñuy dem ba ay Guinée Bissau wala ay Guinée Conakry wala ay Mauritanie ñu leen fay dóori bal di leen traquer di leen persécuter ba di leen saisir seen matériel di saisir seen produit si yeneen i réew yooyu ba nga xamante ni day am jeexital fii si seen biir famille pour wax ni loolu tamit maa ngi lancé un appel à nos autorités ñu régler cette question parce que c'est un drame plus de 300 pêcheurs sénégalais mënuñu leen jàpp si conditions yooyu ba pare taxaw ñu koy seetaan beneen bi mooy li nga ma laaj léegi xam nga réew mi dafa mel ni dafay ngeen baal ma si kàddu gi dafa mel ni réew mi dafa commencé dof réew mu commencé dof mooy li nga gis nii di nga cause yi boo ko doon ñëw di ko jàngat fii ba suba mënoo fee jógee mais daf si am loo xamante ne ni c'est-à-dire que c'est une responsabilité partagée d'abord société bi nañ wax suñu bopp lan moo xew Abdou Mbacké wax na ko léegi boo xoolee statistiques yi Pam Ndiaye joxe léegi am na si meurtre yoo xamante ne ni c'est des crimes passionnels ñaar ñu bëggante woon ñu dem ba sa biir mbir mi doxul am na si ñoo xamante ne ni le crime il est crapuleux maanaam nit ki li ko taxoon a jóg mooy dafa am benn weccet bu mu doon ut. yaakaar naa li xew Pikine wane na ko. am na si yeneen yoo xam ne ni si biir famille la am ay mag ak rakk mu dal leen jamono yee si ginnaaw sax gis naa ko xam ne papaam la tiimoon jël ko rendi ko comme xaru tabaski. c'est grave. te papaam moo nekkoon imam foofu sa quartier boobu foofu yaakaar naa ci biir banlieue bi la. absolument. si Kambaaw am na ku ko wax. papaam bañ nee ba sa biir dañ ni bon wérul waa ji dafa doon drogué wu nangam sangam. waaw yooyu yëpp mu ngi am. pas plus tard que ce matin ñu ngi waxaat benn ku ñu suuloon décapité ko au niveau de la plage. de Cambérène. waaw yooyu yëpp mu ngi am ñu war a interroger wu. mënumaa joxe cause yëpp. mënumaa joxe explication yëpp. mais mën naa am tuuti jàngat rek jox keneen mu indi yeneen cause comme ni ko Abdou Bara waxee léegi. Dambo dina ñëw. le doyen Guèye dina ñëw wax ci. mais nit ñi nañuy bàyyi xel injustice des fois muy am ci dëkk. injustice. yi nga injustice mën naa yóbbu fu nekk nit. tey jii boo demee dëkk bu mel ni États-Unis ñu bari ñu ngi wax ni sur les 53 états ou 52 états fédérés plus d'une vingtaine d'états appliquent la peine de mort. Et pourtant c'est le pays où on enregistre
le plus de crimes et de tueries et des fois sax da ngay ay fusillades. en plein cours yaakaar naa fan yii passé amoon na. tiim ay xale élèves roose leen ay bal ba ñu sedd guy. nga gis ne est-ce que liy indi cause yooyu ndax lan la est-ce que peine de mort mën na kaa dissuader ak yooyu dinaa si ñëw si bu ñu ñëwee si peine de mort ak yooyu. mais sànq dama la wax ne la injustice dina indi nit ñi di def ay exécution extrajudiciaire. ok nga dem ba nit ñi justice bi dafa nërmeelu ba ki ñu tooñoon mu demoon joytu fa mu gis ni fajaluñ ko dara. te ñi ko def ñu ngi taxaw di ko mbëllee wala di ko ñaawal. dama lay wax jamono yee si ginnaaw yi amul ñaari at mbuur am na jéye bu mel noonu bu fa amoon jamono ji ñuy denc seen doom ñoom nee nañu fii ak juróomi at fu ñu gisee ñi ko def kenn si ñoom di circuler ba ñu si ñoom ñu jël seen place si kaso bi dinañ leen dem rayal faatal leen seen bopp. maanaam fii ak juróomi at ñooñu est-ce que du danger si ñoom sax ñu génn si kaso bi ñu bàyyi leen ñuy génn. est-ce que bu leen attee xool ne am na ay circonstances atténuantes wala am na ay problèmes de non imputabilité est-ce que ñooñu wóor na si ñoom ñu génn leen te bu ñu génnee kan moo leen di sécuriser. yooyu yëpp c'est autant de questions. maintenant ku ci nekk mën na joxe explication maanaam askan wi nañ dem ba fajal seen bopp aussi. mais bien sûr. bari na ci ay dëkk yoo xam ne c'est parce que justice dafa fayir moo tax askan dem di fajal seen bopp. comme bari na ci dëkk yoo xam tamit seetaan nañ ba askan bi ñu infiltrer leen ak yeneen i considération étrangère ñu dem ba rey day banal ci ñoom. dama la jox exemple bu ndaw ñun jamono ji ñuy nekk xale buñ musaan a dégg diw faatu na ci koñ bi. ci quartier bi ñu dëkk wala ci kër gi dañu daan tëj ci benn salon ñun xale yi. dañu daan tëj ci salon làq ñu parce que mbirum faatu dafa doyoon waar ci ñun da daan ëpp suñu bopp. boo musaan a dégg ñun tàgge nañ fi nit di nga toog ñetti weer doo dégg ñun tàggewaat nañ nit. parce que dee kullu nafsin zaa'iqatul mawt. mais demoon na ba nga xam ne mbirum dee waxatuma la yàlla rayee sax. yow doo trouver explication waxatuma la nit di rey. mais jamono jii xoolal xale yi ndaw yi. ni ñuy palabrer wala di waxtaan. devant un cadavre. man dama ci yem gàddaay gi ma dëkk dañoo mës a yàlla yërëm kii ñu faroon ci géej gi. dafa teeroon dafa lab noo nekk mool bu lab wala ku daanu ci géej accidenté xam nga avec l'effet des vagues ba mu teer ci tefes gi. sapeur pompier moo ñëw jël si ko. ba mu jëlee en attendant ñuy def formalité yi enregistrement yeeg yooyu pour mën ko yóbbu corps bi. ñu ngi tëral corps bi. ok man ba ma ñëwee j'étais un peu choqué mais maa ngi gis ay xale yu ndaw wër ko mais xale yi teewul ñu ngi waxtaan tiim corps bi. mais ñu ngi waxtaan di reetaan. maanaam dee tiitalutul ki ma toogaloon dama ko alerté ne que mais lii nii tiitalu la. ñun lii bu ñu ko musaan a gis dañuy traumatiser pendant une semaine man jour bi ma njëkkee j'avais 19 ans. jour bi ma njëkkee gis corps ci benn morgue toog naa 2 semaines mënumaa nelaw. alors que j'avais 19 ans tey ma gis xale bu am 12 ans wala 10 ans mën a taxaw di waxtaan bay xaqataay ci devant un cadavre loolu tamit war nañ ci poser wu des questions. absolument xam nga fan la ñuy yóbbuwaat. buñ tegee de côté la responsabilité de nos autorités en matière de teg ko de côté parce que loolu mën nañ ci wax suba ngoon bu dégg ba ci. absolument ñun askan wi war nañu jël suñuy responsabilité xoolaat ñun ban dëkk nañ nekk. parce que askan wi aussi am nañ ci responsabilité bu rëy. mais absolument ok mais gis nga xoolal télévision yi des fois loolu daf ñuy rëcc sax te duñ ci bàyyi xel. sa doom bu nekkee xale boo ko jëlul benn pistolet muy romb di ratatatatat pour moom fawul. absolument day gis ni moom war na mën a fowee pistolet quoi. ñëw nañ foo temps rey naa la ça devient banal. nga dem ba sa biir violence télévision bi ngeen baal ma parce que tamit loolu moo am. absolument programme télévision yu bari fii. tout est violent. oui tout est la majeure partie à 90% c'est la violence. c'est vrai absolument vrai. te nit ñi duñ ko sañ a wax. tey jii ñu ngi imposer ay cultures yoo xam ne dama jàpp ni c'est violent. sama mag dàmbooj. ba muy nekk xale bu musaana seetaan télé gis benn scène bu xaw a impudique feeñ. mais am na kersa te mu gersu. peut-être jamono jooju benn chaîne moo fi nekkoon RTS man amuñu possibilité di zapper comme ni nit ñi di zapper. seen impudique am dàmbooj am na kersa wala ñun ñëpp ñu toog xaxataayandoo reetaandoo sëgg parce que li ñu gis c'est tellement extraordinaire lu ñu ko gis. absolument mais jamono jii demal nga xool xale yi ça devient banal. mais loolu c'est une forme de violence. ok boo xamante nii ji nga day am benn choc bi am xale bi am na loo koy imposer sax dafay mel ni sunu papa ji dafa mel ni dañ ko dépassé lay wax. ok yii maintenant c'est des choses les mieux partagées. par les sociétés. pour wax ne tamit c'est une forme de violence te nit ñi dañ cee war a bàyyi xel. te loolu di nga dem ba day indi benn comportement secondaire ci xale bi. xale bu demee ba dund ko rek da nga gis day commencer bu nekk en manque. ma jox benn drogue
mais ñu bëri tey jii dañuy jël seen doom yi. di leen interner parce que ils sont devenus addictifs. absolument bu ñu pikiirewul mais dañuy trouver même dañ leen di trouver ay causes. pour wax ne lii moo tax ñu violent man dañuy dem ba mën a rey nit ci biir kër gi. ñu trouver leen ay palliatifs dugal leen ci hôpital wala dugal leen feneen pour mën leen a maîtriser. absolument benn liberté bu ñu leen joxoon loolu moo tax man daal dama jàpp ni. dafa jot en 1960 1980 am na loo xam te ne moo teewoon société bi ay socle yu dëgër. yu teewoon société bi est-ce que bu ñu seetaanee ñooñu nax saay lii nga xam nañ ko gis muy raam jëm ci ñag bi. est-ce que du gën a am doole du gën a am jëmm. ok man dama jàpp dafa jot ñu jëmmal barab yi ñu daan defaree jëmm yi. barab yooyu ñu dooleel leen. dafa jot gis nga daara mit bi mu amoon. dañ ko war a delloo ci daara ñu delloo ko. parce que ñun au-delà de tout foofu moo nekkoon fi nga xam ne ñun foofu la ñu doon identifié wu. école française waxuma waruñu ko am dooleel dañ ko war a dooleel bu baax a baax a baax. mais bari na ay contre valeur yu bari day am problème pour jaar ci daara. daara yi parce que dañuy def résistance. ok mais dama ci école française. yaakaar naa Dame Mbodj du ma démentir. jamono yi si ginnaaw am na benn programme bu ñu doon jëm utal porox ndoll. di ko dugal ci njàngum xale yi. mais maanaam mbirum sexualité. moom mbirum góor jigéen ñi rek. dem nañ ba sax mbirum sama doyen dina ko wax mbirum góor jigéen ñu commencé muy feeñ muy drapeau LGBT ak seen programme bi ñu yor seen agenda bi. di commencé ñu koy def pour xale yi di commencé di miin ak di familiariser seen i couleur. fan yii passé gis ngeen benn kilifa diine ca Tiwaawan nit andil ko cadeau jox ko. ba mu ubbee cadeau bi ñu ni kaamil la jukki bu ci nekk mu ngi représenté benn couleur ci drapeau góor jigéen yi. di nga yooyu c'est des formes de violence yoo xam nga fu mu jëm. di nga yooyu yàq société di nga nag bu ñu xaar di nga rey moo mujj ci société bu yàqu. rey mooy jeexital bi. ok mais di nga dafa am benn processus bu muy jaar day dem ba xam ne rey day banal comme yeneen dëkk yi ni mu banaalee foofu. te ñun ñëpp dañ ci war a jóg ñu taxaw si bu ñu paree nag ñu ni état nag lii mooy sa responsabilité. parce que tamit dañ laa jox ne la gannaaw ba lépp dajee yow lañ taxaw ne lépp na nga ko ñoŋal foofu nag yaakaar naa dinañ ci ñëwaat. absolument nañ ci ñëwaat mais dañ xam ne état bi am na fu bëri foo xam ne nii fayir na fa. parce que état daf ci am responsabilité. bu mag a mag a mag a mag. waaw fayir na fa. te fayit boobu jeexital bi mooy li nga gis tey. te ku yaakaar ni nag état bi mën na à 100% da ngay nax sa bopp. parce que ñoom ñi nga xam ne ñoo war a taxaw di incarner nos institutions. ñoo war a taxaw di perpétuer nos valeurs di sécuriser nos valeurs. mais dafa président ñoom ñooy jël ñoom ñooy symboliser les anti-valeurs. ñooy jàngati parce que sànq maa ngi wax ay violence yoo xam ne mën na aboutir si mort d'homme. mais Cheikh Bara Dolly honorable député dama pas. mais élection présidentielle amu fi. gendarmerie nekk fi police nekk fi. armée nationale nekk fi. ay nit ñëw taxaw tuddee seen bopp ay marron di feu. armée jusqu'aux dents. dem bay taxaw di défier les forces de l'ordre dem fekk nit ñi jusqu'à le dernier retranchement ñu yoroon seen i brassard rouge di manifester seen mécontentement ñu for door leen tuur fa seen deret. nga gis ay nit ci kaw tali bi ñu door leen brique. pourtant bu ñu dee woon c'est un meurtre. c'est prémédité. absolument et pourtant devant l'autorité. qui a la charge de notre sécurité. ok loolu yëpp am na fi ñii ñëpp taxaw. beneen bi fi may jeexalee. sànq maa ngi dégg am ku ko wax mu ni li am ci hôpitaux yi ba ministre bi démissionné Serigne Bara yaa ko wax. te muy dëgg. le dernier responsable le dernier responsable. en chef c'est le président de la République. nañu waxante dëgg Pape Ndiaye wax na ko léegi génn ay statistiques. bavure policière yi nga xam ne suivi de mort d'homme am na. est-ce que mos ngaa dégg ñu ni dàq na ci ministre de l'intérieur. mosul am. tey jii am na lu am si nous déplorons ce qui se passe dans les hôpitaux. te ñu bëri dañ cee artu xam nga li gën a métti mooy ay nit artu ci avant. ok ne leen tel hôpital ba pare tudd turu hôpital bi. xam nga bu njëkk gars yi dañ naan problème santé de façon générique ñuy wax problème santé am na problème il faut relever les plateaux médicaux. il faut renforcer le système sanitaire il faut renforcer le personnel médical. mais bu ñu taxaw ne la hôpital bii sëriñ bi wax na ko député bi wax na ko député wax na ba loolu am fa. pour man dafa tuuti trop ñu ne ñu dañoo dàq ministre et puis kan moo ko remplacé loxo ndeyjoor loxo càmmoñ ministre lañ dàq ñu ne loxo ndeyjoor ñu remplacé. jërëjëf nañ ci ñëwaat jërëjëf maître ah. jamono jooju tamit. nga may ma tuuti rek foofu laay terminer. parce que tamit on parle de violence. tey hôpital bu Mbour. hôpital départemental bu Mbour. depuis des mois. depuis plus de 6 mois dafa bloqué. xam nga lan moo ko andi. te tamit loolu mën na jur jéeya. tey occasion ma wax ko parce que li xew taal lu ko raw muy xew foofu te kenn waxu ko. ok benn problème de caractère et d'égo entre kii gère polymètre bi ak la directrice de l'hôpital maanaam le personnel médical ak le personnel de gestion. ok di gérer polymètre ku xam polymètre xam ne mooy programme bi nga xam ne waa FONSIS
ñoo ko doon financé. pour affaire rajo bi imagerie yeeg yooyu. ok jamono ji depuis des mois dafa